nga expliquer ñi nga xamante ni dañuy faral di dégg financement te xamuñu li nga xamante ni mooy ñett yooyu bëggoon nañ nga faram fàcce leen benn bu ci nekk lan moo ko wutelee ak moroom pour ñu gën ko mën a comprendre. jërëjëf Ndeye Astou kon niñ ko waxee soo nee damaa soxla financement mooy nit ñi sénégalais yi li ñuy jàpp mooy damaa soxla xaalis buy jóge ci keneen ñëw ci man xaalis boobu nag mënul jóge rek ci keneen ñëw ci yow te duñu leeral nan la ciy jógee ak ci ban fànn lay sukkandiku liñ ci faram-fàcce mooy benn bi mën na nekk maye subvention état wax nañ ne day subventionné mais ki njëkk ci subvention mën na wax nañ ne famille bi la maanaam bu ñu waxee famille bi mooy sa am di jàmm yeeg sa dëkkandoo yeeg yooyu parce que da ngeen di xamante nit ki da lay wóolu mën na la gis ne soxla nga te moom yor na li mu yor peut-être ëpp na soxlaam wala peut-être mën na ko bokk ak yow mu jox la ko subvention la ne la ah loolu demal liggéey si état tamit daf koy def parce que état suñu xaalis ñu ñëpp la yor parce que état fi muy jëlee xaalis mooy suñu xaalis mooy suñuy impôt ak suñuy taxe moom dina gis ne ah ay nit si biir li koy soxal mooy ah foog ma jàppale jigéen ñi foog ma jàppale xale yi foog ma jàppale xeetu ñi ak ñi pour ñoom ñu mën a tàmbali dara kon moom li koy soxal du xaalis bi dellusiwaat mais na ñooñu tàmbali dara loolu la ñuy tuddee subvention état collectivité locale yi aussi dañ koy def mën nañu def li ñuy wax tamit diggante subvention ak prêt maanaam daanaka dañ la ko lebal mais presque may la may boobu pour que rek nga tàmbali la boo tàmbalee mu tax banque yi maanaam ñi nga xam ne dañuy lebale mën la gën a ñimeñ gis ne tàmbali nga parce que loolu moom foog ñu wax ko maanaam banque ak ñiy lebalaate la plupart dañoo ragal kuy soog a tàmbali maanaam tàmbali goo dara ñu jox la xaalis ñoom dañ ko ragal moo tax foog état daf siy dugal loxoom foog aussi partenaire technique dañ siy dugal seen loxo loolu la ñuy wax subvention souvent aussi wala mu nekk ay prêt wala mu nekk ay li ñuy wax ay prêt d'amorçage maanaam dañ lay jox pour nga mën a commencer dañ lay pousse pour nga dem loolu nag souvent mënul bëri souvent lu tuuti lay nekk mais d'habitude daanaka maye la kon donc su dee subvention foofu mën na nekk aussi dugguñu ci faram-fàcce ko mais mën na nekk aussi subvention ñu ne la tàmbaleel wala koo xam ne ki tàmbali na ba pare ñu ne ko ah defal lii defal lële mais boo ko defee boo ci amul dara wala boo jaayul wala li ngay jaay bu matul li ngay def dinañ la yokkal li ñuy wax subvention d'exploitation wala subvention d'équilibre mais loolu yëpp ci xeetu daanaka mën nañ ko tënk dama ko tënk daal ci wàllu xeetu maye maanaam da nga joxe rek pour jàppale pour que nit ki mën a dem ci kanam moo xam commencé na mais moo xam commencé wul mais ñu ci bëri souvent ci ñi commencé wul projet ak projet mi aussi dañ koy def pour ñi mën a jóg def dara mën nañu wax ne ñun jigéen ñi la ñuy jàppale ñun góor ñi la ñuy jàppale ñun ñi def lii la ñuy jàppale moo tax ñoom dañuy ànd ak benn subvention souvent subvention boobu dañuy dem ba sax dañuy tàmmal nit ñi ne kon financement yëpp subvention la war a nekk su ko defee nit ñi duñu tàmmati ne ah xaalis kat ndakate bu ñu la ko joxee da ngaa war a liggéey delloo su ko defee loolu mooy indi endettement aussi mais mën na nekk ci famille bi sa am di jaamu yooyu ah ala kulli alin yow sama xarit nga wala sama rakk nga wala sama mag nga sama ndijaay ah yor naa tuuti yow bëgg ngaa ubbi defar poulailler bëgg ngaa def lii bëgg ngaa def dale ma am lu ma génne ci sama xaalis naam dama ko soxla mayuma la ko mais dama la koy jox nga liggéey souvent li ci am mooy delloo ma ko souvent du ma ci teg dara mën nañ ko xaw a méngaleeg subvention mais danga ko war a delloowaat banque aussi nañu jàpp ne banque bu lay jox xaalisam mayu la ko daf la jox pour nga liggéey delloo ko moo xam microfinance bi tamit même chose ba si fournisseur bi maanaam man damaa yor sama matériel maanaam par exemple damay jaay aliment bétail yow da nga bëgg a def élevage amoo xaalis mën naa la jox marchandise bi nga jënd nga dem liggéey mais danga maa war a delloo boo jaayee ba pare yaa ngi may delloo xaalis doo ma indilaat marchandise xaalis nga may indil ñetteel bi nag mooy
te loolu la finance islamique aussi la plupart di def mooy nañu bokk liggéey maanaam dama lay jox xaalis nga liggéey boo ñàkkee bu baaxul ñu àndandoo perte bu fekkee ne am nga ñu séddoo li nga xam ne lii moom nga si am mën na am par exemple yow yaay bay yow yaay sonn yow yaay defar entreprise bi mais man maa lay jox xaalis bi mais xaalis bi ma la jox bu ñu amee dañ koy bokkoo loolu tamit foofu la capital investissement di dugg loolu tamit mën naa nekk famille bi parce que famille tamit mën na la wax man kat mayuma la lebaluma la liggéeyal boo loo si am ñu bokk mais dama ne état tamit mën na ko def parce que état loolu moo tax ñu li ñaan fonds souverain yi maanaam xaalis boo xam ne état daf koy jël xam ne xaalis bii ñu am par exemple dañ ko jëlee si pétrole bi wala dañ ko jëlee si gaz bi wala dañ ko jëlee si leneen suñ ko lekkee lépp bu ko état jaayee lépp dëwën de génération yi di ñëw daanaka ñun ñoo ko bokk duñ si am ñu ubbi fonds boo xam ne bii dañ ko fay dugal ñu tuddee ko fonds souverain muy duggal loxoom di bokkoo ak ay nit loolu mooy fonds 6 loolu moo indi fonds 6 moo indi aussi ay fonds arab yi moo indi yeneen fonds maanaam souverain yi presque léegi dëkk yëpp ñu si bëri am nañu fonds souverain boo xoolee ñi ko njëkk presque ñi ko gënoon doon am moom mooy ñi am pétrole xam ne pétrole bi kat mën na am benn jour mu jeex liñ si am yëpp bu dee dañ kaa lekk léegi génération yi di ñëw dinañ ñu wax ne dañ leen a sàggane su ko defee ñu teg benn xaalis si côté mu nekk fonds ñuy dugal seen loxo si projet yoo xam ni projet yooyu am na mucc na ay maanaam dina am suba léegi nag dafa am ay fonds privé am na fonds wu état am na fonds wu privé loolu tamit mooy actionnaire suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew yaakaar naan kenn du leen jàngal actionnariat parce que entreprise yu mag si àdduna bi yëpp benn nit rek daanaka moomu ko actionnariat la ñoo xam ne ñi mën na am sax xamante wuñu ku si nekk indi dara am ñu koy saytu luñ si am ñu bokko yii dugg na si bourse bi yii duggagul si bourse bi parce que du actionnariat yëpp ñooy dugg si bourse am na ñoo xam ne mataguñu dugg si bourse wala bëggaguñu dugg si bourse mais yi dugg si bourse dañ koy ubbi pour ñëpp ku nekk mën nga si dugg tey loolu moo indi ñu naan jaay ma action Sonatel mu mën a bokk si Sonatel bu Sonatel amee xaalis man ma am xaalis loolu mooy actionnariat loolu tamit le fonds d'investissement di def loolu moo indi fonds d'investissement ADEN. D'accord alors monsieur Wade. oui. ñu ngi rafetlu bu baax a baax propos yi nga xamante ni yëkkati nga ko fi mais fi nga daanelee noonu moo doon nekk sama deuxième question mais dafa mel ni danga maa marché sur la langue mais aussi amul problème mais bëgg nañ nga yaatal ñu tuuti rek ci li nga xamante ni mooy côté actionnariat parce que bëggoon naa xam également bu fekkee ci en fonction côté ADEL tey jii fa bëgg actionnariat bi naka lay demee foofu en fonction ci côté ADEL. kooku par exemple su ma delsee comme si ñu wax si projet yi nekk si portefeuille ñun bu ñu dañuy daal di su fekkee ne ñaar moo mën a nekk comme niñ ko waxee mën nga nekk da ngay nekk yow peut-être am nga revenu maanaam am na looy liggéey actuellement am na fooy am fooy am sa wërsëg am na looy am mais comme ni ma ñu wax sànq si état bi li nga am tamit boo ko jaayee lépp mën na am suba am loo xam ne lii aussi dina sooxe su ko defee nga ne man bu ma amee sama salaire wala bu ma amee sama marché damay siy jël nangam mu nekk sama li nga xam moom laay dunde leneen di ma denc ko mbir mi nag mooy Sénégal yi mooy fan lañ koy denc la plupart je crois que ñu ñëpp yaakaar naa ne ñu si bëri léegi bàyyi nañu denc si biir kër bàyyi nañu ay gas di suul parce que amoon na fi léegi nag problème bi mooy loolu ngay sa salaire boobu wala sa marché yooyu bu dee da nga am 1 million mois bi nga ne man 200 000 yi wala 300 000 wala 500 000 yi doy na ma 500 000 yi dama kaa bëgg denc problème bi mooy fan nga koy denc loolu nag la ñuy wax épargne loolu li ñu gis mooy dañuy faral rek bàyyi ko ci banque bi am na ñoo xam dañuy faral bàyyi ko ci banque bi bu ko banque bi gisee sax da ngay gis ne banque bi da lay woo ne la yow kat gis nañ ne am nga kii bi est-ce que doo ko mën a def plan d'épargne su ko defee ci ñaari at ñetti at ñeenti at su dee kii na dina la defal nangam te dinañ la mën a après lebal nangam parce que banque bi dafa soxla parce que loolu mooy liggéeyam
pour récupérer épargne boobu pour am na koo xam ne kii moom dafa taxaw yore projet bu baax mu bëgg ku ko financer banque bi day bëgg aussi jël xaalis boobu dugal ko foofu gis nañ ne aussi banque bi bu amul projet bu baax mais day dem si fi projet yu baax yi nekk maanaam dafay dem si marché financier yi di lebal état di dem si marché financier yi di lebal aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy entreprise yi nga xam ne yi côté nañu pour lan parce que foofu leer na parce que foofu gis nañ ni fi ñu si dugalee am nañu ay garantie parce que am nañu koy saytu ba yow boo indee sa projet boobu yow nga indi sa projet ngay Sénégalais nga indi sa projet étudier woo ko defoo ko ñu xool ko gis ne mbir mi kat la plupart dañu gis ne lii wóorul amul benn étude soo si dugalee sa xaalis xamoo nu muy génne kii ñu koy jox tamit boo moytu amul benn garantie parce que bu daanoo doo mën a récupérer sa xaalis kooku su ko defee comme dañoo waxoon kële si ñaari at wala ñetti at dinañ la delloo sa xaalis banque bi day préférer dem yóbbu ko foo xam ne fii foofu moo ëpp mucc pour moom mu daal di noppaliku yow mu bàyyi la ak sa projet su ko defee lan lay indi mooy ñu naan banque yi duñu financer kenn banque du def dara banque du def lii fekk ne aussi si ñaari fànn yëpp la donc ñun ADEL tamit dañ ne am na possibilité nga bàyyi ko si banque mais am na possibilité bi tamit yow nga dem ubbi sa compte titre maanaam ñun dañ lay proposer SIDEL nga denc fa sa xaalis directement si maanaam marché financier boobu mën nga jaar si banque bi comme mën nga bañ a jaar si banque bi bu la neexee parce que am na fi yeneen service structure yoo xam ne yi mën nañ la dugal si marché financier bi boo dencee sa xaalis foofu léegi nag problème bi nag mooy dencoo sa xaalis pour denc ko da ngaa bëgg sa xaalis boobu jur wala nga pour mu jur nag mooy soit yaa ngi ko dugal si projet yi nekk si bourse bi mën nga ko dugal aussi si projet yi nekk si bourse bi su ko defee ñun dañu lay indil projet yi nekkul si bourse bi te ay sénégalais ngànk ko ay sénégalais tamit ñoom amuñu parce que am na ay sénégalais yoo xam ni ñoom amuñu revenu wala ñoom seen entreprise rek lañ yor wala seen projet boobu rek lañ yor ñoom dañoo soxla xaalis boobu mais ñun ñooy nekk seen diggante su ko defee yow da ngay jàppale sénégalais boobu mais aussi sénégalais boobu lépp lu mu am yéen a koy séddoo am nañ si sax beneen maanaam jàppandal bu ñu si defal muy UNCDF lañ ko defal muy United Nations Development Fund moom teg na sax benn fonds comme FONGIS muy garantie mu ne bu fekkee da ngaa nekk si diaspora bi nga jël sa xaalis au lieu nga bàyyi ko si banque wala nga bàyyi ko feneen soo ko dugalee si projet yi ADEL yor bu fekkee projet bi parce que investissement ak risque ñoo ànd bu fekkee projet bi mujjul antu yow dinañ la rembourser une partie sa xaalis boobu doo perte lépp dañ la rembourser lu mu bon 50%. D'accord. mais loolu genre jàppale nga mën na bañ a nekk maintenant lii nag boo si bokkee yow bokkatoo du rek da ngaa financé comme nga bokk su dee Sonatel la peut-être mën nañu wax ne si petit porteur nga doo mën a bokk si décision yi mais bu fekkee ne si wàllu ADEL la fii yow da ngay bokk si décision yi ñetti weer yu nekk am nga situation bi saa yu la neexee mën nga ñëw seet projet bi fan la toll da ngay xam kan moo yor projet bi da ngay xam ñan ñoo séq projet bi su ko defee projet bi du mu am nga am si te terewul sa xaalis bés bu projet bi demee ba antu yow da ngay génne waat sa xaalis dem si leneen donc loolu daal la ADEL tamit di proposer si wàllu financement muy capital investissement. D'accord alors ñuy rafetlu kàddu yi bu baax a baax rek defe naa leer na ci ñi nga xamante ni nag ñoo ci bëggoon ay éclaircissement par rapport ak actionnariat waaye ba tey rek di daal di nuyu de passage suñu maman yooyu nga xamante ni maman Adama ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu ñëpp ñi nga xamante ni rek ñu ngi participer ci suñu webinaire numéro 2 de rappeler rek ñu ngi toujours rek ci li nga xamante ni mooy thème bi ñuy waxtaanee muy comment financer son projet